asalaamaaleykum mbokki Sénégal ak mbokki diaspora bi inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ndogalu yàlla bu wàcc ci réew mi waaye wàcc ci famille religieuse yëpp waaye tamit wàcc ci tamit famille politique bi yëpp waaye tamit wàcc ci doomu sénégalais yëpp doon koo xam ni jël na dundam gépp servir ko Sénégal muy koo xam ni mag la ci métier mii ñu nekk waaye tamit kilifa diine la ci réew mi ak bitum réew di ki nga xam ni moom mooy Ahmed Bassirou Kounta Ahmed Bassirou Kounta ci jamono ji ñuy wax la ñu jot li nga xam ne mooy ndogal yàlla bi wàcc ci kaw Sénégal ni wuy ji na boroomam bu ñu fàttalikoo nag ki nga xam ne mooy Ahmed Bassirou Kounta moo ngi bokk ci la famille Kounta fële ci Njaasaan waaye tamit yoroon kàddu famille Kounta ci Njaasaan waaye tamit bu ñu ko fàttalikoo fii ci réew mi tamit xam ngeen ni moo ngi doon liggéeyee ci kër gi di RTS fa la retraité moom Ahmed Bassirou Kounta bëri na si suñu génération ak génération ñi nga xam ne sax ñoo ñu féete mag jàng nañu ci moom ci métier mi waaye nag duñ ci wét ndax ñoo ngeek frère am boo xam ni muy Serigne Mouhamed Sidi Kounta boo xam ni war naa yëkkati ay kàddu jëmale ko ci askanu Sénégal Serigne Mouhamed Bassirou Kounta maa ngi lay ziar bu baax. waaw bi ngeen dégg ngeen li nga xam ne tey moom mooy ndogal yàlla bi wàcc ci yéen waaye wàcc tamit ci àdduna bi yépp di demu Serigne Ahmed Bassirou Kounta. waaw fa tabarakallahu ñu ngi leen fay bu baax di leen ziar di bokk ak ñu réew mi yépp tiis bi comme ni nga ko waxee rek Cheikh Ahmadou Bachir ñun ñi wax ni bàyyi na ci ñun ndax ni nga ko waxee réew mi yëpp xam nañ ko su ma yeboo ne àdduna yëpp xam nañ ko ndax waxuma sax mag gi mu doon waxuma kilifa bi mu doon bokk ci Njaasaan waaye jaar-jaaram ci réew mi ak ci àdduna ci wàllu diine yi wàllu nguur bi wàllu ŋànk réew mi loolu su ma ko waxee fa tabarakallahu ñëpp seede nañ ko Ahmed Bachir Cheikh Ahmadou Kounta radiallahu taala anhu doomu Cheikh Sidi Ali dëkk Njaasaan ni mu bokkee Njaasaan noonu la bokkee Sénégal yépp di doomu Ndar jàngee fa ba am xam-xam ko yàlla jox yàlla boole ko ni nga ko waxee RTS waaye RTS daa mujj ndax métier mi ngi ko commencé ci rajo Ndar di lu yàgg ba RTS fekk leen ci fa tabarakallahu ci gàttal rek mu def fa li mu fa def yëpp réew mi ñi ko mos a ŋànk ci wàllu nguur ku fi toog Ahmed Bachir ànd na ak yow li ci gën a fës ba ren jii discours bi président def bi mu noppee moom mooy ki ñu ko tekkil ci kàllaama olof réew mi yëpp jàkkaarloo moom lii nag di lu ñu bett waaye nag ni nga ubbee sa wax rek ay jullee di gëm dogal ba tax na ñun ñëpp ñu bokk ne rek inna lillahi wa inna ilayhi rajiun Serigne Mouhamed Sidi Kounta maanaam dafa feebaroon wala tamit lan moo ko daloon dogal bu egsi ndax feebar dañuy wax ni dee dafa diisaay boo xam ne dee ci boppam nangul ku ko tuddee dee waaw il faut que rek mu am sabab waaye du lu ko tëral
ndax ñun ñii di wax ak yow ñii bi ñu géejee toog ak moom weccoonte ay kàddu ci dëj la woon waaw muy koroog altine bii paase est-ce que waaw xaalis bi fi nekkoon di magam mu yoroon kàddoom comme ni mu yore woon kàddu kilifa yi ko jiitu soxnaam bu mag fa tabarakallahu moo nelaw dimanche ci guddi jëm fajaru altine ba ñu koy denc fii ci 3 heures ñi ko jiite woon ci la bokk jël fa kàddu seede fa seedem yu rafet ci ànd ak soxna si ak sëñ bi ko yoroon di xalif bi nelaw bu yàggul nga xam ne xalif bi mu ngi rawante soxna si 2 weer ak fukki fan kon kooku mënuñoo tudd ni feebar moo ko tëral ba yóbbu ko waaye sabab la kon dañuy wax ni rek dogal bu egsi la nit yàlla yi nag loolu bari na ci ñoom dëgg la waaw dañuy dem ba seen dund jeex ñu soj xaw a kii tuuti fa tabarakallahu rek muy seen dem bari na ci ñoom kon demin boobu rek moom la ko borom bi defal waaye du lu ko sonal à peu près ban heure ngeen yëg ndogal gi wàccee ci Ahmed Basir moom daanaka ñoo ko yëgandoo rek waaw ndax man bi ñu may woo noonu sama doom jooju di ma woo di leerlu fekk na mënaguma koo wax sax lu leer ndax xaw a tiit ndax noonu lañ ma wooyee rek wax ma ko waaw sama mag bi ma nekkal fii ñu bokk nekk ci kër xarit bi fii moom laa daal di woo mu ne ma man it de noonu lañ ma wooyee waaye comme daa nekkoon ci Ndakaaru ñun ñu ngi fii ci Njaasaan moo tax ma ne la daanaka ñoo ko yëgandoo. d'accord beneen laaj bi rek te bàyyi la ndax yaa ngi ci wàccaay yi jàpp gu ñu heure pour denc beeg yooyu. déedéet heure bi nag moom jotagul ci waaye incha allah ñoo ngi leerlu ni ndax ñu ngi jokkoo ak ñoom. d'accord ñu lay jaajëfal di la jaalewaat di jaale xalifa bi di jaale njabootu Kunte yëpp. jërëjëf ñoo ko bokk réew mi ko bokk tabarakallah ñu ngi leen di delloo njaalit yàlla na fi géej. amiin yaa rabbal aalamiin di la wax ni la équipe bu info réew mi ñoo ngi ci yoon bi incha allahu ngir ñëw tamit Njaasaan pour lépp lu fa xew tamit ñu tas ko ci àdduna bi. incha allah ñoo ngi fi incha allah jërëjëf Kunta di jaajëfal ki nga xam ne moom mooy Serigne Mouhamed Sidi Kunta di njabootu nekk ca Ndiassane waaye tamit bokk ci la famille Kunta ca Ndiassane dégg nga nee na Ahmed sax waajuram la di ko jaalewaat ki nga xam ni moom it doom la ci kër gi di soxna Fatima Kunta nga xam ni ci bi muy enregistré revue de presse bi ci lay liir ci net bi ci lay yem ni tamit waajuram boobu di Ahmed Basirou Kunta wuy ji na boroomam ba mujjuta yeggale sax li nga xam ni mooy revue de presse bi Mira moo ko mujj yeggale waaye tamit mu doon kenn koo xam ni monument la boo xam ni daanu waat na ci monument yi daanu ñoo ngi jooy ci presse bi Sidi Lamine Niass mi nga xam ni bi ñuy koy jooy bërki démb la 40e jouram jot ñuy jooy Sidi Lamine Niass ci presse bi Ahmed Basirou Kunta guy gu mag daanuwaat ci presse bi di ko jaale la famille yi nga xam ne ñooy média bi ñiy liggéey ci wàllu média yi yëpp ñu ngi leen koy jaale waaye bi guy daanuwaat na ci famille religieux yi muy tamit Ahmed Basirou Kunta ak rôle bi nga xam ni moom la doon def ci famille religieux yi moom la doon def tamit ci famille Ndiassane nga xam ne moo yoroon seen kàddu lii rek la mooy ndogalu yàlla bi wàccaat ci réew mi di demu Ahmed Basirou Kunta mi wuy ji boroomam di ñaan yàlla yërëm ko yàlla lim fi liggéey yàlla ful ko muy ay yiw mu fekk ko ca fa mu jëm ca maamam ja ca baayam ja ci li mu liggéey ci tarixa bi macha allahu di ko jaale président de la république monsieur Macky Sall ak premier ministre ak l'ensemble du gouvernement Sénégal waaye di ko jaale opposition bi nga xam ne ñoo nekk ci réew mi waaye tamit di ko jaale xalifa Ndiassane di ko jaale tamit xalifa Touba di ko jaale Serigne Mbaye Sy
Mansour bu Tiwaawan di ko jaale ñaari Cheikh Ahmad Tidiane ñi nga xam ni ñoo nekk tamit di ko jaale ñaari Cheikh Ahmad Tidiane yi bu Léona Niassène ak bu Medina Baye di ko jaale tamit xalifa Thiénaba Cheikh Ahmad Tidiane Seck di ko jaale la famille omarienne di leen ko jaale waaye di ko jaale tamit islam bi yëpp di ko jaale tamit population sénégalaise yëpp sama tur ci sama kàddu info réew mi moo ngi koy jaale ñëpp waaye di ko jaale doomam ji nga xam ne moo ngi liggéey ci ñun di Fatima Kunta di ko teg njaal gi ci loxoom mu tegal ñu ko ci famille ñi nga xam ne ñoo nekk ci sant Kunta yëpp ak taalibe Njaasaan yëpp ñoo ngi leen koy jaale lii rek moom mooy ndogal yàlla bi wàccaat ci ñun woon nañ leen ko yëgal comme ni ko info réew mi waaye équipe bu info réew mi tamit ñoo ngi préparé ngir dem Njaasaan ngir lépp loo xam ne xibaar la ak tamit fu tolluwaay bi mën a am ak heure bi ak fañ koy denc yëpp incha allahu dinañ leen ko yëgal di ñaan yàlla dolli jàmm ci réew mi ndax 2019 ubbee na ko ci ndogalu yàlla boo xam ni ci du ñu wax naqar la waaye tamit ci ndogalu yàlla la ñuy wax muy demu Ahmed Bassirou Kounta jàmm ak jàmm yàlla nañu yendoo jàmm